mi mu njëkk a dem di Guinée. ci réewum Guinée nag commerce bi commencé di dëgër di metti lool ba sax El Hadji Djily Mbaye bàyyi woon commerce ci diiru 3 ans ci atum 1950 yi jàpp 60 ci nettali ne nañ ci 3 ans yi mu toog deful commerce Baye Djily da doon dugg xalwa di julli ak sabal sunu boroom ci guddi gi journée bi mu yendoo ko nelaw ba sax ay xaritam yu bari yaakaar ni àndul ak xelam. ci diiru ñett at yooyu ne nañ El Hadji Djily Mbaye jot naa jàng lu tolloog 1500 kaamilu alquran ba mu ca jugee ci la ay buntam yépp ubbeeku waaye ndimbal na ci fekk loxol boroom yeewuteem ci wàllu gestion ak investissement tax na ba lépp lu mu sogg am ci satisfaction. jot na jaar Mali, Sierra Leone, Tchad ak Côte d'Ivoire demoon na sax ba sénégalais yi nekkoon ci réew yooyu yépp moo leen daan jox ay marchandises. ginnaaw loolu jot na dem ci réew mi di France ginnaaw loolu mu jël alalam commencé di investir ci biir réew mi ak bitim réew ci domaine yu bari lu ci mel ni immobilier maanaam jënd ak defaraat kër jaay wala louer ak ci banque yi comme BHS Banque de l'Habitat ak BIS d'ailleurs bokk na ci ñi nga xamante ni ñoo fi taxawal banque islamique fii ci Sénégal. amoon ay action ci banque yooyu yépp investir tamit ci wàllu pétrole ak gaz ak société bii di Tullow Oil doon investir tamit ci domaine industriel amoon ay part ci usine bii di Totexka ak yeneen. domaine yooyu yépp mu doon yëngu gën ko ubbil ay buntu ba muy tukki fu nekk ci àdduna bi d'ailleurs bi muy liggéey ci réew yooyu yépp ñu leen limal dafa jege woon seeni njiitu réew ku ci mel ni Sékou Touré président bu Guinée, Omar Bongo bu Gabon président bu Niger bu Tchad ak bu Nigeria. président africain bi mu gënoon a xaritoo woon ak di Houphouët-Boigny nekkoon njiitu réew bu Côte d'Ivoire jot na ko sax dalal ñaari yoon ci paleem bi nekk ca Louga. nekkoon tamit xaritu Hassan II nekkoon buuru Maroc amoon ay relation yu baax ak njiitu réewu Koweït ak bu Jordanie nekkoon tamit xaritu 5e buur bu Arabie Saoudite Fahd bin Abdul Aziz nekk ki ñu tuddee hôtel bii di King Fahd Palace di hôtel bi nga xamante ni mi ngi tuddoon hôtel Méridien Président ñi ngi ko tabaxoon ngir premier sommet OCI maanaam ndaje jullit yi ci àdduna bi njëkk fii ci Sénégal moom El Hadji Djily Mbaye bokk na ci ñi ci dox ba mu nekk. xarito ak jege njiitu réew yooyu dune moo ko may alal bi mu amoon ci nettali audience bi mu njëkk am ak Houphouët-Boigny li mu sàkk woon ci moom mooy mu lebal ko lu toll ci 1 million pour mu liggéey ginnaaw loolu Baye Djily dem liggéey ñëwaat delloo ko li mu ko lebaloon ba pare tegal ko ci 50 000 ndax alal bi mu ko abaloon da caa liggéey ba am ci bénéfice. honnêteté boobu yéemoon Houphouët-Boigny ba mu yëkkati maletu 50 millions ci yooyu jamono bëgg ko may. El Hadji Djily Mbaye bañ ni du ko laal waaye ci am tegginam mu jël ci benn billet 10 000 francs képp xamal ko ni li ko yëkkati woon mooy tout simplement ku ko jàppale mu liggéey. Moustapha Cissé nekkoon jamono yooyu ambassadeur Sénégal ci réew yi làkk arab nettali na ni bés bi mu njëkk xamale El Hadji Djily Mbaye ak buuru Arabie Saoudite novembre 1982 li ko Baye Djily Mbaye wax mooy xam naa ni dinga yaakaar ni liy indi samay moroom yu bari suñuy seet ci kilifa gu toll ni yow moo fi indi maanaam wut alal ak ndimbal waaye demewul noonu dama ñëw bëggoon ñu boole suñu alal ak doole jàppale réewu jullit yi nekk ci ay tolof-tolof fii ci Afrique pare naa pour joxe 10 millions de dollars maanaam 3 milliards francs CFA ci jamono yooyu. ci ay tukkeem ba léegi El Hadji Djily Mbaye mës na di dem France tardé mais ak reconnaissance bi mu amoon au niveau international taxoon ba compagnie bi moomoon avion boobu retardé vol bi mu ñëwee gis passager yi mer lool taxi di xultu ngir bañati lor wala tooñ kenn ci ginnaaw tukki boobu mu mujj jënd avion boppam jet privé. ci mbaaxaayam daan na yóbbu sax ay étudiants yi daan jànge Maroc ci avion wam boobu te duñu fay dara.
Baye Djily dafa fonkoon lool njàng ak njàngale. Lycée Malick Sall bu Louga moo ko tabax def ci 400 millions bi nga xamante ni ca Tamba parents yi ak professeurs yi génnoon nañ di ñaxtu ndax seen doom yi ku ci jàng ba def entrée en sixième ku ci amul moyen wala mbokk ci région yi leen gën a jege sa njàng day mujj yàqu. bi ko Baye Djily déggee ci dafa tabax lycée def ci 600 millions lycée boobu tey di lycée Mame Cheikh Mbaye bu Tamba ñu tuddee ko waajuram bu góor. Professeur Iba Der Thiam wax na ci jëm boppam ni jamono yi nga xamante ni moo nekkoon jëwriñ bi yor njàng meeg njàngale mi élèves yi ak professeurs yi doon nañ grève ndax soxla lu toll ci 2000 table banc. bi mu toqee ci nopp El Hadji Djily Mbaye ci saa si la ko woo téléphone ne ko mu dem Sismar commandé lim bi ni tollu. yamul foofu rekk professeur Iba Der Thiam waxaat na ni bi nga xamante ni inspecteur yi ci enseignement arabe bi ñi ngi doon kaas ni dañoo soxla ay oto pour mën a def seeni liggéey ni mu waree El Hadji Djily Mbaye daf ko jëndal lu toll ci 12 voitures Peugeot R12 mais ci waxu professeur Iba Der Thiam ba tey mu ne waruwaay yooyu seeni boroom mujjuñ see jot ndax laata mu leen koy jox dañ ko jëlee ci ministère ba ki ko fa wuutu woon jox ko yeneen service yoo xamante ni soxlawuñu ko. ci njàng ak njàngale ba tey Baye Djily tabax juma ju yanji bu ànd ak bibliothèque jagleel ko magam xaritam Serigne Sambay fële ca Louga. daara Koki bi mu jàngee tamit mu yoral leen lépp. El Hadji Djily Mbaye fàttewul fi mu juddoo. gendarmerie bu Louga moo ko tabax hôpital régional bu Louga moo ko tabax stade Albouri Ndiaye bu Louga moo ko tabax gouvernance bu Louga moo ko tabax logements sociaux Bagdad ca Louga ak ay usines ci jamonoom. El Hadji Djily Mbaye li mu tabax ci ay juma ak i jàkka kenn mënu ko lim. jàkka kër Serigne Louga def jàkka ca Louga Thiamène ak Ñomre defaraat grande mosquée bu Louga juma El Hadji Malick Sall. ci biir Ndakaaru mu daldi yeggali zawiya Xaadiriya ak zawiya El Hadji Malick Sy en 1975 tabax ay jàkka Mermoz Yoff Gibraltar Sicap Serigne Cheikh ak Castor. dugal loxoom ci tabaxaat jumaay Daaru Musti jumaay Tuuba defoon ci lu toll ci 800 millions ci yooyu jamono ak kër mag moom jàpp tamit ci defaraat jumaay Tiwaawoon tabax juma ca Congo Brazzaville ak frontière Sénégal Mauritanie may leen ko. El Hadji Djily Mbaye amul woon sens interdit ci benn réew ak tamit suñu tarixa yi moo tax ba waayu ñépp la woon. ku ci mel ni Serigne Abdoul Ahad Mbacké Serigne Abdoul Khadr Cheikh Ahmadou Mbacké Gaynde Fatma nekkoon tamit xarit lool ak Serigne Abdoul Aziz Sy Dabakh même si suñu mbokk chrétien yi tamit xarit la woon ak évêque Pierre Sagna bu Saint-Louis. ci wàllu social bari na ñi mu jàppale te kenn yëgul. même premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne wax na ni su demee ba continuer jàngam ca France El Hadji Djily Mbaye moo tax ndax ay relation yi mu amoon ak waajuram bu góor. bari na ay dëkk yu mu tabaxal ay forage may leen ay machine ak ay jumtukaay yu ñuy bayee teg ci tamit di leen dimbale ci wàllu jiw ak lépp lu ñu soxla ci wàllu dund muy ceeb dugub ak xeet gu ni mel ci jamono bekkoor ak lu ko wees. El Hadji Djily Mbaye li mu def ci Sénégal ci wàllu investissement ak defar te xaaru ci kenn du gouvernement du politicien lu dul fayub yàlla sunu boroom amul kenn ku ko mës a def fii ci Sénégal. te pourtant Baye Djily jaarul école française asamaak def ay études ci commerce wala économie. ci biir région de Dakar li mu fa yoroon ci ay immeuble ak i kër mëneesu ko lim yépp waaye bokk na ci building des Allumettes immeuble Faysal cité Djily Mbaye cité Faysal ak yeneen. El Hadji Djily Mbaye mësuta xeeb fi mu jóge di Louga ndax fa la tabax kër officiel bi muy dalalee ay ganam di palais bi nekk ca Louga.
Fête de l'indépendance 4 avril 1982 Baye Djily desee dox xar si tànk tubayam ba convaincre état bi fi nekkoon ñu amalee ko biir Louga nekkoon feetu indépendance bu ngande bu neexoon lool boo xamante ni benn la fi histoire réew mi. El Hadji Djily Mbaye mi ngi génn àdduna le 14 mars 1991 ba muy am 64 ans. El Hadji Djily Mbaye nekkoon ku woyofoon lool daan dimbale jaamu yàlla yi sans boole ci wax daan jël lu mu xamul nu mu toll jox ko ku mu xamul fu mu jëm daan na wax naan su la ab màndikat ñaanee xaalis nga ne da koy màndee ba tax na mayoo ko ëllëg dina xiif ñaan la nga bañ kon su deewee xamal ne yaa ko rey. ay jëfu El Hadji Djily Mbaye mënee su ko tënk ci benn vidéo pour ngeen gën koo xam dëgg-dëgg dañ leen di suggérer ngeen lire livre bii di El Hadji Djily Mbaye la saga d'un milliardaire ki ko bind di benn écrivain bu tudd Mansour Gaye livre bi nekk plus de 200 pages. pour rek ngeen mën a comprendre dimension générosité El Hadji Djily Mbaye maanaam mbaaxaay ak yërmandewu El Hadji Djily Mbaye dañuy tàggoo ak yéen ci li nga xamante ni ñi ko gënoon jege wax nañ ko ci moom. nee nañ El Hadji Djily Mbaye bokkoon na ci ay yéeneem jënd Senelec ak SDE pour teggil sénégalais yi coonooy fay courant ak ndox. lii moo nekkoon tey vidéo bi di leen jox dig daje ci yeneeni vidéo jaa ngeen jëf.